ci wéru yaram wala ñu dem ci tàggat yaram. non nañ dem ci mbirum kii bi. santé bi ba pare mbirum santé bi fi mu ne nii moo gën a soxal nit ñi. moo gën a waaw moo gën a soxal nit ñi santé avant tout. la santé avant tout balaa nga ne naam da nga fay ne c'est important et on le disait tout à l'heure tey le début de campagne de vaccination contre le coronavirus fii ci Sénégal. ñu wax nag ni lu ci bëri xëj na nit ñi am nañu quelques jiixi jaaxa ak yu mel noonu mais terewul kilifa yi ñu ngi def seen kéem kàttan ngir dalal xelu non seulement askan wi mais itamit ñëw ci anal yëf yi di demee mën nañu xëj na balaa ñuy ñëw ci waxtaan bi. xool élément bu fàttali ne dem Apulaay on se retrouve juste après. boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom daañu leen ñàkk ngir ñu mucc ci mbas mi fileeg njeexitalu atum 2021 ñooñe nag ñu jàpp ni sax ne ñoom la ñu war a njëkk taxawu. mooy personnel de santé ñi xamante ne ñoom ñooy nekk ak feebar bi bés bu jot mais aussi ñi xamante ne dafa am feebar yeneen yu ñuy dundaleel ba bu leen virus bu duggee dana leen gën a sonal. am na ñeneen ñoo xamante ne tam prioritaire lañ mooy am 60 ans et plus bon donc ñooñu ñooy la cible prioritaire. juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi ba yi fi tàmbale ba tey ci Sénégal yëf yi nag di gën di yokk ñu ne kat ñàkk bi képp mooy saafara si. xeex bi nag am na étape boo xamante ne étape bu am solo la boo xamante ne réewu àdduna bi yépp ku si nekk yaa ngi jéem pour taxaw si. mooy vaccination bi la ñuy wax ñàkk parce que spécialistes yëpp dajaleen ne ñàkk bi mooy tax mbir mi ñu mën ko arrêté. comité de suivi bi di toppatoo lépp lu soxal wàllug ñàkk yi nag teg nañu ko ci anam yu leer naññi ñu ne nag lépp lu ñuy def dafay leer. donc nañu respecter le principe de l'équité et de la transparence moo tax commission technique ñi ngi liggéey mais dañuy teg benn kuréel boo xamante ne au niveau national la. lenn lañ leen dénk moo ñuy saytu di xool ndax mbiru vaccination bi mu ngi koy dérouler si ni mu waree respecte ñaari principe yooyu mooy équité ak transparence. yeneeni dose ñeel nag ñàkku mbas mi ñi ngi koy xaar ci ay bis yi ñu dëgmal ci jamono jooju Sénégal di def kéemtalaay kàttanam fas yéene nag bokk ci juróom-ñaari réew yi nga xamante ne nii daañu door ñàkk bi ci juróom fukk ak ñeent yi ne ci Afrique. mi ngoog campagne de vaccination bi tey lay démarrer. wax na dëgg ni mu jeexee la ñuy démarrer ndaxte Sénégal bokk na ci actuellement nii bu campagne bi démarrer ba nit ñi commencé vacciner wu ci juróom-ñaari dëkk yi ci tund Afrique boo xamante ni 54 pays yëpp ku nekk ngi nekk ci wutum vaccin yi Sénégal bokk ci 7 pays yi nga xamante ni ñoo ci fas yéene dugg loolu lu am solo la mais campagne bu nga xamante ni répartir nañ ko région bu ci nekk la nga war a am lu nekk lu am solo wax nañ ci ñëwoon nañ 200 000 vaccins yoo xamante ni dañ koy tas ñan ñooy priorité personnes âgées yi ñi nga xamante ni aussi ñooy exposé mooy médecins yeeg yooyu loolu nekk na lu am solo te gis naa communication bi am na solo tamit ndax lii ñu ciy def nii di fi fësal ci Sénégalais yi di ko gën a comprendre te xam ni lii pour ñun la suñu wér-gu-yaram la nekk na loo xamante ni lu am solo te ñëpp a ngi ko ci gis naa ni niñ ci demandoo nii nekk na lu am solo loo xamante ni dina soxal population bi. effectivement campagne bi moom li ci gën a am solo dina ci bokk communication bu jaar yoon quand même il faut le dire pour gën a xët na dalal xelu ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a vacciner wu. message bu commencé di jàll ci réseaux sociaux yi gis naa ko ci WhatsApp bi avec le professeur Seydi ñu jàpp ne ñoom jàng nañ fi ñu war a jànge doomi réew mi lañ c'est des personnes engagées donc suñu demee ba ne vaccin bi ñëw baax na ci population bi dañ leen war a def entièrement confiance ma li may faral di wax nation day toll foo xamante ne ñun ñoo mën a sàmm suñu ëllëg li koy sàmm nag mooy ñu ànd def confiance ñu ñu diite xam ne ñoom ay sénégalais lañ comme ñun duñu def mukk loo xam ne lu ñuy lor lañ donc jàpp nañ ne seetlu nañ ko càmbar nañ ko ba nga xam ne tey je pense que war nañoo mën a commencer vaccin et comme tu dis commencer nañ ko répartir et des voix comme professeur Seydi comme tant d'autres suñu demee boo et même le ministre de la santé donc je pense que jot na ñëpp taxaw booloo commencer vaccin bi def ko ni mu waree ñuy ñaan nag yeneen loo yi gaaw a ñëw bu baax a baax xam nañ ne ba ñun ñu mën cee jot parce que 200 000 léeg-léeg d'ici 2022 ku ko bëgg dinañ la vacciner mu fekk ci sa coobare loolu tamit nekk na am solo leneen li mooy ni mu demee su may wax sànq ba tey communication bi mooy ni mu demee depuis le début bi président de la république ànd ak njabootam ak ministres yi dem jëli ji vaccin yi nga gis ko image yëpp ñu ngi fësal ko bu ñu yegsee ba ci di ñoom ministre bi ak président bi joxe ci yéey ci yàbbi
maanaam joxe ci seen xalaat mais bu desee li nga xamante ni mooy nag li gën a mooy pratique bi li nga xamante ni moo gën a jublu direct ci askan wi boobu nag dañoo bàyyi spécialiste yi ñu wax effectivement mooy ñu professeur Seydi yi nga gis ñu mi ngi mel ni kilifa ci kër dem duggi dépense ak ñoom seen ak yooyu boo ñëwee parfois doo sax lekk ci lekk gi da ngay bàyyi njaboot gi lekk yow nga dem wutiwaat noonu la bon man maa ko gën a résumé noonu rek c'est juste pour faire comprendre que ni ñu ko doxalee nii pour le moment chaîne bi sama xalaat bu gàtt gis naa ni nekk na loo xamante ne lu xel mën a nangu la te nangu accepté nañ ko bon man mbokk nangu naa ko ci niñ ko doxalee gi en tout cas surtout bu may gisee professeur Seydi di ci joxe xalaatam tey suba maa ngi lire sànq ci benn journal mu préciser waat que ni nee na vaccin bi ñu am mooy Sinopharm bi amul scientifiquement kenn ku ci faatu mu leer ndax vaccin bi nga xamante ne moom lañ la def loolu donc c'est bien ñoom ñu koy expliquer ki wax ni vaccin bi fajul day aar sax mu ne ma il faut que ñu nangu ne aussi technologie dafa avancé bu njëkk ba daan nga jël 20 ans 10 ans pour analyser li nga xamante ne mooy vaccin mais léegi wax dëgg yàlla fi ñu toll ci technologie 6 mois 9 mois war na mën a doy pour ñu trouver li nga xam ne mooy ay vaccin yu am solo donc ñu bàyyi leen xel rek te xam ne campagne bi war na mën a commencer. waaw mën nañu appelay xoolaat juste xëy na élément bi nga xamante ne moom mooy jàll mën nañu ko bàyyi ñu xool anam bi ñu répartir vaccin yi dafa mel ni Dakar moo ci ëppale parce que xam nañ ne nag boobu ak léegi fii non seulement fii la population bi gën a bëre mais ñun ñooy épicentre feebar bi app mën nañu xool élément bi s'il te plaît. D'accord donc gis nañ ko ni Doudou 22 320 doses la ñu war a jox waa Dakar. waaw xam nga keroog bu yàggu rek ANSD ñi ngi joxe seen bi ñuy joxe statistique di joxe xayma gi ci dëkk yëpp nga xamante région yëpp doon joxe xayma gi nga xamante ne moo ëmb population du Sénégal donc je pense que depuis début bi tamit gis nga xam nga ni ñun fii population bi fii la ëppee ci Sénégal gi yëpp Dakar la nit ñi gën a concentré wu Dakar parce que économiquement yeneen ak yeneen yi ci topp leneen li mooy Dakar aussi moo nekk épicentre u feebar bi depuis début mars gis nañ ni si yëpp yi fii day gën di yokk donc bu ëppalee li nga xamante ni mooy ci dose yi nga xam ne moom la ñu fas yéene jox population bi donc loolu lu war la te gis naa ni li koy expliqué mooy population bi mais surtout ak li nga xamante ni aussi mooy feebar bi depuis dafa mel ni daal ñun ak Thiès ñi nga xam ne ñoo nekk couvre-feu boobu léegi ñun ñoo ci ëppale je pense que Thiès app mën nañ ko xool su ma juumulee am nañ plus de 12 000 ñoom itamit ci dose vaccin yi nga xamante ne moom la ñu andi ñaari régions yi li koy prouvé du ma spécialiste mais li koy prouvé rek ci ay chiffres rek ni nga ko gisee ci lim gi mooy gis nga ñaari ci contexte bi ñu nekk ni ñoom ñaari régions yi ñoo nekk ci couvre-feu depuis lan plus de 2 mois actuellement ñi ngi nekk ci couvre-feu donc di wax ni ñoom ñaari régions yi bokk ci régions yi nga xamante ne ñoom la mbas mi gën a sonal depuis boobu fi duggee 12 580 doses moom la Thiès am Fatick am na lu tolloog 5 280 ci ay doses ban dëkk moo ci topp Kaolack également 6 950 la ñu am ñoom ci dose vaccin yi Kaffrine ñu ne ñaata 4 270 doses de vaccin la ñu jot ci Sinopharm yi jot a ñëw Sénégal Diourbel 10 800 Diourbel tam bari la nañ 10 880 doses parce que aussi daf ci am dëkk yoo xamante ne dafa nekk des villes à forte concentration dafa bëri nit mais également dafa bëri feebar mas mi ne boo ñu waxee xam ne boo waxee Dakar Thiès ci chiffres yi rek nii ci xayma rek ak dégg-dégg région de Diourbel tamit bokk na ci nga xamante ni soxla nañu donc ñoom tamit bu ñu bari les doses yi nga xamante ne ñooy vaccin yi lu jaadu la Saint-Louis 6 343 doses la ñu am après ñu demaat feneen beneen région Tambacounda 5 120 xam naa de ñi doon séddale lii tam sonnoon nañ ci xalaat bi 6 180 doses la ñu am fi nga xamante ni moom moo di Louga 6 180 personnes ñoo fa war a vacciné wu. c'est bien. Wow. ñu ngi noonu 4300 donc en fait au fur et à mesure ñuy dem xëy na appelaay dina mën a wane dëkk bu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa am Ziguinchor 4000 Ziguinchor mel ni nag ñoom cas yi bëriwul fa tam bëriwul waaw dafa mel ni nag moom ci chiffres yi gëj naa seetlu lool seen évolution ci yëf yi xaw ma waaw am na ci dëkk yoo xam ne quand même ñu ngi xam naa ni depuis ñu gagné campagne communication bi ci première vague bi fexe ba vraiment ku nekk ñu conscientiser la ci nañu fexe nu mbas mi bañ a bëree ci réew mi dafa mel ni daf ci am dëkk yoo xam ne booboo léegi c'est vrai waaw dañ ci farlu loolu tamit war nañ ko gën a mën a fësal pourquoi yenn dëkk yi nga xam farlu nañ ci ba yëf yi évolué mu nekk exemple yeneen dëkk yi quoi su ko defee peut-être borom xam-xam yi gën ci mën a wax loolu war nañ ci gën a mën
mën a gëstu pourquoi yenn régions yi Ziguinchor bi nga wax baax na Saint-Louis aussi. Kédougou ñi ngi nan la ñuy góorgóorloo ba nga xamante ni ñoom. non ñoom dañoo def auto couvre-feu. Ah oui. Parce que am na benn reportage bu ñu teg temps yële dañuy wane ne que ñoom à partir de 20h presque ñëpp ñibbi nañ. te pourtant ñun sax couvre-feu dara du concerné ubbeeti wu leen, waaw ñëpp ñibbi nañ. parce que à un moment donné aussi c'est une question d'intérêt national, c'est une question de responsabilité. Voilà ku nekk da ngay xool naka ngay def ba. personal precautions ndaxte kenn bëggut a feebar you know man nag si côté kii bi how to call it vaccination bi. dinaa si ñëw tuuti ndaxte the comedy aspect bi ma siy gis mooy comme nit ñi di ko def affaire faux quoi. di ko def comme da ngay gis yenn fictions yoo xamante ni dañ koy def loo xamante ni is not real affaire vaccination bi leneen la ñuy indi monter ko teg ko jël benn voix def ko léegi man mi nga xamante ne mais bi comprendre ma bu baax wala keneen koo xamante ne benn xale also o benn mag boo xamante ne comprendre bu baax mu gis façon yooyu noonu moom dafay bañ a dem defi li nga xam ne mooy vaccination bi so I think ne as much as ñu ngi for and everything ñu consider ne lii is about health wérgu yaramu nit ki la te ñu gën see bàyyi xel rek another thing tamit ñëpp a ngi naan the president dafa war a moom mu jiite li nga xam ne mooy vaccination moom moo war a njëkk a génn def vaccination bi. mais loolu sa Diouf Sarr wax na ci démb. wax na ci démb parce que mi ngi koy wax effectivement ñu bëri ñu ngi doon wax naan président Macky Sall daf ko war a jiiteeg nangam ak nangam mais ñoom ni ñu waxee mooy lépp lu ñu war a def. pour campagne bi jaar ci yoon bu dee président Macky Sall moo ko war a jiite dina ko jiite donc man tey xam naa ni sa à tout moment war nañoo mën a vacciner président Macky Sall ak vacciner Abdoulaye Diouf Sall moom xam naa ni man yàkkamti naa maa ngi yàkkamti gis image yu buy jël dose de vaccin am parce que aussi ni ñu koy waxatee dañuy joxe ñoom exemple bi ngir xëj na mën a dalal xelu askan wi ci vaccin yi askan wi daal ñu ngi naan ne ñoom dañuy xaar bu ñëw ñu vacciné woo ba ay 2 semaines 3 semaines amul ñoom dinañ vacciné li nga wax tamit xam nga léegi comme jamono dafa dox science bi dafa gën a dox mais technologie dox ba ñun tamit mu ragalaat ba yegsi ci beneen fànn mooy comme démb li ñu doon wax ci jamono ji nga xamante ni contexte bi parfois dañuy jël ay images changé ko parfois dañuy jël ay vidéo daal di changé mais ñi sunu ñoom yaay yi nga xam ne xamuñu nu ci seen téléphone vidéo bu ñu gis wala lu ñuy partagé lu nekk wala audio bu ñu dégg dañuy yaakaar ne lu am la envoyé ma léegi message ne ma wóolu nga vaccin yi ma ne ko wóoluwuma vaccin yi professeur Seydi laa wóolu parce que gis naa façon de communiquer ak ni mu prudent we ak comment il a été clair si traitement yi quand même c'est des gens yoo xam ne mënuñoo am am médecine ba pare ne duñ leen def confiance. Moi en tout cas j'ai entièrement confiance au corps médical à ces professeurs là. nañ ko commencé ñoom rek. oui ba tey rek ñu xoolal ñoom ñooy njëkk. parce que comme ni nga ko waxee corps médical bi la ñuy njëkk a vacciner. parce que ñoom ñoo nekk en contact ak feebar yi. après nag ñu vacciner ñi nga xamante ne ñoom ñooy mag yi amee feebar yi nga xam ne même bu ñu amul coronavirus. dañu am yeneen feebar donc pour sàmm leen dañ leen di vacciner également ñi nga xamante ne ay mag lañu donc la pédagogie par l'exemple ñoom loolu la ñu nar a def tey c'est-à-dire mën nañu vacciner ministre bi. vaccin yàgg na dama dugg benn waxtaan ak benn mag mu muy leeral léegi nii amoon na vaccin yi nga xamante ni yi fi amoon ay jamono yoo xamante ni tant que feebaroo sax pour ñoom vaccin bi baaxul donc da ngay am effet comme ni ñu koy waxee. da ngay vacciner nii sa doom yaramam tàng wala muy jooy ñu naan ki ko vacciner la loxoom diis. fekk dose waaye tamit xam nga loolu ay xale la wari taximaan bi nee na nga nekk magum jëmm ñu war laa téye naan la dañ lay vacciner mu ne ko ne léegi yow bu vaccination bi ñëwee doo vacciner wu mu ne vaccin amul ay mag a xale mu ne président bi su waree taxaw pour vacciner mun na am sax mu jël piqûre relaxation comme liy relax vaccin suppositoire moo gën a désagréable limite ci feeb ci garab yi te mag sax da koy utiliser faju amul âge en fait relation de confiance c'est-à-dire pour ñu mën a éradiquer feebar bi il faut que ñu wóoluwante il faut que ñu ne ñun ñi ñu jiital du suñu loxonge moo leen fi tax a toog et def confiance am na ñuy wax man en tout cas moi nee naa sama yaay wóoluwuma vaccin mais professeur Seydi moom li mu wax wóolu naa ko 100% parce que ay patriotes lañ te wane nañ ko ba pare nag ce qu'il faut savoir am na ñoo xam ne tey coro
ñu vacciner leen moo gën ñu bañ leen vacciner parce que y a des diabétiques yoo xam ne wala des hypertendus bis bu leen corona bi duggee da leen di lor c'est fini te bee passé wax nañ ko urgence yi amatul place on a des problèmes d'oxygène donc parfois sooy def choix mieux vaut nga jël bi nga xam ne tey au moins corona moo ngi fi donc naa vacciné wu en attendant parce que man sama wér-gu-yaram et puis je disais la même chose hier Yacine dama ni bu ñu feebaree ñun hôpital la ñuy dem donc médecin yooyu nga xamante ne ñun bi ñu juddoo ba tey ñoom ñoo ñuy faj pourquoi tey ñu war ñu wax ni vaccin bi am na xëj na efficace na à 80% ñun ñu war ci indi ay doute parce que pour des intérêts crypto personnels wala ay intérêts politiques wala leneen ak leneen un Sénégalais toog na fële ne vaccin bi baaxul gis nga tey am na ñoo xamante ne tant que Macky Sall ngi fi lu mu def du baax am na ñoo xamante ne tant que Diouf Sarr ngi fi lu mu def du baax am na ñoo xam ne c'est la personne de Yacine qui les dérange ñeneen ñi Mamadou ñeneen àdduna moo tëddee noonu donc il faut juste ñu dem ci non seulement ak question de bon sens ñu ciy góorgóorlu nag oui bu baax gestion Covid bi ndaxte dem gis nga classement bi kii bi joxe Sénégal 9e ci sur le plan ci Afrique 9e ci Afrique je pense 36e ou sur le plan mondial donc voilà ñi ngi ciy góorgóorlu depuis début bi c'est pas facile ñun ñu nekkee pays tiers monde ñu nekkee ni situation parfois suñu plateau de santé yi dañ koy casse chaque jour ñun fii ñu ngi wax ni li ñu war a mën a jàngat ci Covid bi wala li ñu war a mën a gën a góorgóorlu mooy ñu xool suñu plateau médicaux yi nga xamante ni surtout dañu ko war a gën a mën a renforcer xool bu baax xam ni dëkk yu am pouvoir yi sax yu am doole yi sax dañoo wane seen télé ci jamono ci Covid bi ndax États-Unis gis nañ fi cas yi nga xamante ni bi yëf yi situation yi gën a kii dañoo wane ne ñoom seen système sanitaire am na problème yeneen dëkk yu nekk xam nga ni États-Unis rek la maîtriser moom déggoo mu ne sànq moom sax vaccin bi jógee États-Unis lay xaar war nañu wax lan moo nekk États-Unis non États-Unis nag la maîtriser de non damay jël exemple foofu rek mais c'est juste xam na toujours ñun fii dañu tàmm bu ñuy wax rek toujours di jël pourtant daf may ça me fait mal le fait que ñuy jël exemple yi kii mais toujours voilà mënul ñàkk mais donc toujours nañu gën a ku nekk communication bi nag ñun ñëpp la concerné ñun ñooy war a gën a waxtaan ak taximan yi waxtaan ak ndaxte question de responsabilité maa ngi dégg El Hadj Assane di ko wax sànq ci rajo bi yow mii taximan yi ñoo lay fëkk yow moom yóbbaale yow mii taxawoo taxawaayu kuy vacciné wu non kan man damay xaar samay kilifa rek waaw léegi xaaral ñu xool professeur Seydi li mu wax ci vaccin yi professeur Seydi moom boobu ak léegi mi ngi dalal xel yi non seulement ci feebar bi mais itam ci vaccin yi nga xamante ne agsi na wan nañ leen léegi répartition bi Apulaay mën nañu xool juste ay kàddu professeur Seydi bii di ñëw Sinopharm bi leeralaat ne 28 jours après vaccination nit ñi am nañ anticorps neutralisant yu leen di aar ci étude bi ñu def te publier ko dans 100% des cas donc en principe war na mun a protéger contre les formes sévères dans 100% des cas xëy na nag forme avec les signes cliniques 78-79% peut-être lay protéger mais li ëpp solo mooy nit ñi bañ ci dee kon vaccin bi war nañ ko mun a jël dañ ko war a jël ndax loolu et surtout que amul ci événement indésirable bu sévère donc vaccin boo xam c'est bien toléré vaccin boo xam ne aussi ça protège war nañ ko mun a jël bu ci nit ñi am ñaari xel loolu c'est important ma wax ko beneen bi mooy li tax ñu war a vacciner wu il faut que aussi ñu revenir ci benn principe bi mooy mbooloo la ñu war a gën a jox importance que nit tey sooy vacciner wu c'est pas pour yow xale nga tey mais sooy vacciner wu c'est pour nga fexe ñu am immunité collective bi ñuy wax liée à la vaccination pas immunité collective en laissant circuler le virus qui veut dire en laissant les gens mourir en quelque sorte donc immunité collective boobu suñu xasee am loolu dañuy départ ci dund bu normal. il faut ñu vacciner wu en masse donc lii pour man début bi la war a nekk yaakaar naa ne président dina def lu mun pour que vaccination bi gën a law que résultat yi Israël am ñu mën a am ñu demee noonu kaay wàññeeku ba ñu mun a dundaat ci dund bu normal y a un intérêt personnel da ngay mun a protéger aussi sa vie te ensuite variant yi ñuy ragal wax nga ko sànq vaccination bi suñ ko gaawee def day wàññi risque variant yi sonal ñu parce que soo vacciné wu ba anticorps yi ñëw sa yaram virus bu ñëw du mun a répliquer wu te su répliquer wul munul am mutation donc ça nous protège déjà contre ça te ces variants là dina ñëw donc suñu yéexee vacciné bañ a vacciné
situation bi mun na ëpp lii kon boog il faut que les gens se vaccinent man maa leen di encourager ñu vacciner wu te gëm naa ne en tout cas man su yegsee si ñuy njëkk a vacciné wu laay bokk mais vaccin. li ci gën a am solo et puis li ñu ciy gën a retenir mooy njaay vaccin yi daf ñuy aar en fait c'est-à-dire waxuñu ne boo amee feebar bi boo ko vacciné da ngay wér mooy day faj non mais dafay prévenir et c'est important te jàpp nañ ni itam professeur Seydi c'est une voix autorisée quand même pour mun ñu non seulement indi ay leeral mais dalal suñu xel. waaw non loolu kay moo tax ñuy wax ne ñoom spécialistes yi bu ñu ci yéeyee yàbbi rek leer na ñi comme kii mu wax ne moom professeur Seydi la wóolu ñaata nit ñu mel ne moom ñoo fi nekk depuis début Covid bi nga xamante ni ñoom toujours au devant ñi ngi dugg ci biir ñi ngi sensibiliser ñi ngi ci nekk ñi ngi ci kii combat bi comme ni ñu koy waxee nekk ci yëpp di ci taxaw ba ñëpp ràññee leen mais surtout liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def di ci ànd ak ay ñeneen bari na ci professeur peut-être professeur Seydi moo nekk ci kanam am na yenn professeur Seydi yoo nga xamante ni ñi ngi fi wóolu yëf yi te ñi ngi feeñ di génn di joxe seen xalaat ci ñi ngi ci rajo yi ñi ngi ci télé yi ñi ngi ci bref média yi mais toujours am na nag ñoo xamante ni ñu mel ne ñoom Mamadou Ndiaye nekk ci ginnaaw internet bi nekk ci suuf di wax ay yoo xamante ni kii day jël ay vidéo monter ay affaire yooyu rek ñooñu xaw na mais toujours am na ay moyens yi wane ne toujours xam na du ñu xam mais am na ay moyens yi tax na ni vidéo yi du dëgg message yi ñuy envoyé du dëgg audio yi sax am na yoo xam dañuy changer contexte yi image benn photo dañuy changer contexte yi donc Facebook mi ngi ciy góorgóorlu am na bref réseaux sociaux yi aussi ñu ngi ciy teg ay jéego ngir mbirum vaccin yi képp ku ci wax loo xam ne du dëgg ci saa si doo gisoo temps yi ni mu wàññee ko depuis bi ñu ko lancé ba léegi ni nga wàññee ko gis nga vidéo yi daan circulé ak yooyu ancienne vidéo yi rek la gars yi di jëlaat di ko dugal ci WhatsApp bi mais loolu nag mag ñi duñ ko xam duñu xam ñoom lu ñu jot rek dañ naan lii wóorul nekkate lii la ñuy indil nekkate or du noonu donc ñun nag ñoo gën a renforcer communication bi gën a waxtaan ak ñi nga xamante ne aussi ñooy suñu mag ñi waxtaan ak ndaw ñi population bi gën leen conscientiser ñu jàpp ci ñun ñëpp ñu mën a encore une fois xeex wax naa ko Covid même bu rayul directement mi ngi ray indirectement même bu fekkee dañ naan dañuy mag ñi la gën a sonal ndaw ñi tamit sonn nañu financièrement amuñu xaalis loolu laa bëgg a wax ni vaccination bi is high time loolu laa bëgg a wax vaccination su fekkee ne dafay faj Covid su fekkee ne amiin dafay protect Covid mu tax ba Covid bi wàññeeku every activities go back to normal man de I will encourage everybody from myself ñu déglu professeur Seydi and then ñu dem vacciné wu mënul awa bu ñu bëggee bokk sax ci monde bi foog ñu vacciné wu parce que qu'on le veuille ou pas directement ou indirectement ñëpp dinañ vacciné wu ndax xam nga ni am nga ay activité bitim réew yoo xam ne bëgg nga bu coronavirus bi jeexee nga dellu ci dëkk yi boo vacciné wul doo dem de nam naa Gambie war faa dem te demoon ci Gambie vacciné wu kan ak ko ragal kii ci àddina wax na dëgg mooy daw ba raw ci ngóor la bokk xam naa tey moom Mamadou Ndiaye mooy topp point Covid bi tey lépp laa lay sëf bu ci kanamee tuuti dinañu ñëw ci point Covid bi le temps ma bàyyi la na nga soufflé parce que sonn nga ñu soog a ñëwaat ci tàggat yaram xam naa ni mën naa dem quand même ci environnement ak Yacine wax nañ